asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur bu télévision Al Wataniya jërëjëf tamit ñi nga xam ni ñooy topp émission xeltu talaata bu jot su juróom-ñaari waxtu jotee ñu am mbégte am kontante dellu soit ak yéen comme ni ñu koy defee talaata bu jot gannaaw nag ay bër boo xam ne defoon nañ ko nag ñaari ay bis yi ñu am mbégte nag yàlla may nu kattan ak wér ba nu dellu soit ci jàmm ba tax na moo waral tax ci maanaam émission xeltu ci yoon bi nga xam ne jàpp na ko te tëw ko bàyyi comme ni ñu koy waxee saa su nekk tey jii nag mbokk yi ñu am beneen kàngam invité keneen koo xam ni ku rëy la ci wàllu langum politique ci nu mu ci yëngatoo ak pas-pas bi nga xam ne am na ko ci ndax dama koy wax saa su nekk ku amul pas-pas ak lu mënti def ci àdduna doo ci mën réussir ba tax na ki nu invité ji ndaw la waaye ndaw bu engagé ndaw bu gëm boppam gëm ci li muy def ba waral tax na tey ji daanu faram-fàccee ak moom ci lu bëri bëri loo xam ne jëm na ci li ñuy waxtaanee ak moom mu jëm ci wàllum politique kooku ñu invité ñi du ñuy bàyyi ak sunu réalisateur comme ni mu koy wooyee jinne yi muy ki nga xam ne mooy le génie Racine Wane mu jox nu suñu élément de maanaam présentation ngeen xam ki nu invité ji ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benneelu xeltu muy 96e numéro laata ñu jëm ci ñeent yoo xam ne mooy maanaam tënk li jëm ci wàllu anniversaire bi nga xam ne ñoo ngi koy waaj séentu ñu jàpp ko nag le 12 février si kàttanu yàlla muy anniversaire u xeltu ñu dem ak sunu réalisateur. xeltu nekk ci yoonu ñaareelu anniversaire am ñu war ko amal ci weer wi nu jëm waaye laata loolu ñu war a eggale yéene yi nga xam ni équipe bu xeltu am na ko jaare ko ci ki nga xam ni mooy Cheikh Tidiane Diallo juddu ci atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar fii ci Nouakchott moom di ndongo nekk nit koo xam ni ko am pas-pas la naka ay mbokkam waxee mu dal école li nga xam ne mooy tout tànkam fii nga xam ne mooy Nouakchott ci école 9 ak école 4 bu Sabha gannaaw ba mu fa jénnee ci la dem fële nga xam ni mooy ca école diggu doom bi nga xam ni ma ngi fay jànge lépp lu jëm ci wàllu xam-xam te wàllu technique moom kii di Cheikh Tidiane Diallo amal li nga xam ne mooy liggéey bu mucc ayib boo xam ni def na ko ci bu mu tolloo ci njàng gannaaw loolu ba mu waree door liggéey nag ci la liggéey ci bërëb boobu nga xam ni moom la ñuy wax Sogeco nag mu def fukki at ak ñett laata mu fay jóge di dem ci benn société boo xam ni tamit bu nu ràññi la fii ci biir réew mi ñu koy wax Sand Metals mu def at laata nag muy nekk ci li ñuy wax ni li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu chômage cadre bi ngeen xam ni yéen ko gis mi ngi yëngatu ci wàllu politique ci parti bu mag ci wàllu kujje gi ànd ak waa APP bu Massoud Ould Boulkheir moom ñu xam ko ci pas-pasam jóge waa leen sax jaaxal leen lool ci bëgg bi nga xam ni bëgg na ko Massoud Ould Boulkheir ba tax na soo waxee lenn ci Massoud mu yëkkati dënnam mu jaral ko mu wax ba fëgg dënnam kooku tey jii lan leen inviteel ci émission xeltu ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benneelu numéro moom nekk na nag tey jii kilifa gu mag ci parti boobule nekk conseiller municipal fi nga xam ne moom mooy ca Elmina boobu tamit daan ci wax ci jafe-jafe yi nga xam ni ñoo ngi koy dund askan wi di ko dund foofule commune bi tamit seen taxawaay ñu war ci waxtaan mu leer waaye daanu waxtaan ci parti bi nga xam ni fa la fekk baax di APP te kii di Massoud Ould Boulkheir jiite ko loolu mooy liy untu ñaareelu anniversaire xeltu laata ñu ciy jëm ci weer wala ñu jëm. Cheikh Tidiane Diallo ñu ngi lay nuyu di la ziar di la tatagal ñu jox la nga nuyoo ko mbokku téléspectateurs yi. waaw Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleemu téléspectateur ñu ñuy seetaan ak di la gërëm it dal bi ñu fi dalal tey pour ñu mun si waxtaan si li ñuy yëngu si wàllu politique surtout li nga ko waxee si présentation bi léegi ndax li ma nekk conseiller xëy na moo tax tey su yàlla amee may toog fi loolu lu si bokk la kon nag maa ngi lay may at kàddu gi. voilà Cheikh Tidiane tey jii soo déggee li nga xam ne wax na ko ci présentation bi nekk cadre politique nekk ci APP di Massoud Ould Boulkheir lan moo la animé lan moo la poussé nga choisir parti bi di parti APP.
waaw Babacar boo ma laajee loolu dinaa sawar tontu la si parce que xam nga loo gis si àdduna ngëm-ngëm la looy gis si àdduna boo koy def loo siy dugg da nga fekk yow li nga siy dugg am nga si yéene am nga si pas-pas am te duggoo si rek ndax nit ñi dañuy dugg rek nga di dugg man bi may dugg politique en 2002 la woon 2002 laa dugg politique su ma ko buggee relater fii xëy na suñu temps bi ñu fi jeex mais lu mu la si mun na c'est-à-dire si gàttal wax pour ma kii ko mooy wax dëgg yàlla depuis bi ma commencé politique boobu su fekkoon te ni militaire la woon dañuy wax ni j'ai commencé par ma yor sac à dos comme ni ñu koy waxee dans le jargon militaire parce que dama nekkoon bi buñ kenn duma sax te xel mais ma di góorgóorlu di liggéey loolu maanaam donc dafa nekkoon sa deret nga bëgg ko wala daf la dab non président Messoud si boppam dem ko mos a bëgg mais buggeel bi nag am na fu mu doore lu tax parce que taxawaayam depuis bi ma commencé di suivre politique wala depuis bi Mauritaniens yi commencé di suivre politique xam na ni kii ñëpp ko bàyyi xel jusqu'à présent alhamdulilah rabbil alamin kon loola tax ma nekk si bu yàlla tey tax ma am confiance ñu am confiance si man balaa may nag sax conseiller man j'étais dans la section loola tax tey jii nga nekk conseiller Elmina nekk conseiller boobu Elmina foofu sax lu ñuy dooree suñu waxtaan ndaxte ku wax conseiller maanaam municipal wax li nga xam ni mooy commune yéen tey jii waa APP yéen a jiite li nga xam ni moom mooy mairie bu nekk foofu la ci Elmina mais mairie bu Elmina suñ ko xoolee ci yaatuwaayam ci ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ci doomu aadama dafa takk loolu mën nañu wax ni sax mooy muqata bu ëpp doomu aadama tey ji ci Nouakchott mais suñu xoolee seen taxawaay APP ñu gis ni APP depuis bi nga xamee ni ñu ngi ràññ ci wàllu politique parti APP boobu mooy jël année bu jot suñu defee wala at yu jot suñu defee élection yéen a koy jël mais dama gisul lenn yéen loo xam ni yéen waa APP ngeen nekkee ci boppu maanaam commune boobu léegi def ngeen ko est-ce que dafa nekk mbir bu naanu ataayukaay ci yéen foofu nga xam ne mooy Sabkha ndax changé ngeen ay conseils indi yeneen conseils mais boobaa ba léegi fu mu toll fi nii population bi ñoo ngi sonn ci saleté bi nga xam ne am na fa ñu ngi sonn ci insécurité ñu ngi sonn ci li nga xam ne moom moo jëm ci yenn mbir yi nga xam ne ma nga fay am mu doon loo xam ne lu doy waar la yéen seen taxawaay lan la comprendre naa fa nga juñ doy na boroom xel damay profiter sax balaa ma lay tontu di remercier population Elmina bi nga xamante ni à chaque fois suñu demee di wut dara dañuy yëkkati confiance jox ñu. bu fi politique waaw non xaaral tan. bu fi politique. laaj demal directement si sama question. parce que remercier bi nekkul ci campagne. naa la tontu voilà ñu dem si la bokk. gis nga Babacar. c'est boo déggee commune wala institution bu mu nekk balaa nga koy ŋajji wala nga koy critiquer da nga war xam. c'est-à-dire comme ma jox la mairie bi ñuy wax ni mairie da ngay xam mairie lu ko war mairie si yan affaire la war a yëngu si doole bi mu am pour def intervenir si dara boo waxee defuñu dara xëy na da nga ko laajul mais man naa la expliquer lu ñu def nga mais nag dem la ñaan nga may ma temps parce que li ñuy def lii dafa bëri mais dem koy tong rek mooy premièrement ñun bi ñu ñëwee ñëpp xam ne ni mandat bu passé bi xam ne ni lu fa nekkoon. du lan mandat bi fa nekkoon du lan. xaaral mandat bi ñun bi ñu jëlee commune bi. bi ñu jëlee commune bi. fekk nañu arriéré de 6 mois ku ñëw fekk arriéré de 6 mois. fekk ay boru ay centaines de millions ressaisis-toi man je parle à la télé et de suma engagement la man maa ko wax j'ai les preuves am naa preuve li may wax duma c'est pas parce que maa ngi toog fii télé rek di wax dañoo fekk ay centaines de millions bor ñu fekk effectif bi nga xamante ni xëy na sax am na ñuy xëy des dizaines de personnes dañuy xëy c'est-à-dire xamoo sax foo leen di def
te déjà ñooñu am nañu seen ak dañuy liggéey on les reconnaît dañu am seen embauchement. mais yooyu yëpp yéen a fa nekkoon xaaral tan bu mu pare xaaral bu mu pare. yéen a fa nekkoon xaaral non ne ku nu fu woon. kan moo fa nekkoon. ah mais ki ngeen wutu. non mais APP la nekkoon cadre APP la nekkoon. su fekkoon kay si ñun la nekkoon kon booba kay ñun duñu def lu nu def. yéen a ko dàq. non non ñun. waaw non yooyu xam nga loolu tax ma lay wax ni problème a nekk am na ay wax yu bëri loolu li ñu bëgg loo ma bëgg sumbal fii li léegi dañ koy teg en marche d'abord naa si de l'eau même fekkee bëgg nga léegi pour ñun lu ñu def depuis bi ñu ñëwee bismillahi rahmaani rahim bi ñu commencé def investir 2 jours après je pèse mes mots 2 jours après maire ak i adjoint am dañoo jël oto amul école bu ñu duggul amul dispensaire bu ñu duggul amul marché bu ñu duggul stade bi ne teg sax dégg nañ fa def fa ronde laajte jël information comme de nature bi ñu ñëwee ba toog xam jafe-jafe yi am problème am na sax li nga xamante ne ñun gaa xamoon nañ ko mais il fallait nga dem def gisal ko sa bopp avant ñu lay nettali bi ñu ñëwee la première des choses dañoo fekkoon plus de 10 écoles yu yàqu li may wax fii di émission la mais man je suis prêt je prends engagement. léegi dama bëgg nga dem dama ñu dégg rek engagement. dama ñu dégg rek waxu politicien mooy wax. xaar no waaw du waxu politicien wax parce que li lay wax lii ça c'est palpable. ñu may déglu. plus de 10 écoles année bi passé ak bi année bu ñu dugg on a fait 10 écoles année bi passé on a fait le réfectionnement te ku fi wax réfectionnement si Elmina xam ne réfectionnement bi du ñu ñëw rek peinture waat wala buntu daanu nga koy defar noonu am na ay écoles yi nga xamante ni plus de 5 dañoo dindi seen plafond defar ko te bi ñu ko defee invité nañu ne woon je me rappelle très bien al watane fii ñëwoon ne la fii woo média yi mais yéen booba temps je ne sais pas lu tax. ñaata école ngeen réfectionné. 10 écoles. 10 écoles. 10 écoles te dañoo def si au niveau ji mukaata bi dafa yaatu yow moom xam nga mukaata bi dafa yaatu mais jéem nañu jël comme ancien 6e ñu jël fa benn comme ñu di dem di teg jël fa benn noonu bu kenn koo gis mu xam ni vraiment sentir na am na lu bees ñëw. deuxièmement mooy kii bi bërëb jullikaay yi jëf nañu 12 mosquées ñu ñëw ñu defal leen seeni ndes mais du doon ay nattu caaxaan yi dañ leen indil ay moquette ngeen leen indil wala ngeen dem marché jënd fa ay ndes ay moquette la parce que man j'ai fait partie de la commission des achats je parle en connaissance de cause damay wax li ma xam li ma xamul du ma ko fi nangu wax parce que yàlla laa si xool def nañu 12 mosquées 12 mosquées yi yëpp lañu kii te aussi on a fait la même stratégie bi ñuy defoon si école yi Elmina ancien Elmina ñu jël si dara kii Daarul Beeba ñu jël si dara noonu ainsi de suite pour mënoon a couvrir pour mun a couvrir kii bi te dem la si yokkal dara xam nga ni aussi commune Elmina ku ko wax pauvreté xëy na foofu la fekkee baax yow kenn du la wax parce que doomu Elmina nga plus de 160 familles je pèse mes mots 160 familles ñu sélectionné leen amul ma samba amul kii nangam la amul kii nangam la parce que ñun dañoo gëm ni boo ñëwee si bërëb yu mel ni parce que luñ doon jooytu ñun. 160 familles yooyu lan ngeen leen defal. 160 familles yi ku ne dañ leen dem woo chef de famille bi mun na doon góor mun na doon jigéen ñu woo ko am lu ñu ko jox ndimbal la rek. lu ngeen ko jox lan ngeen leen di jox. am na ñi nga xamante ni am nañu ay somme xaalis. somme bu toll si ñaata. non
ça dépend si ça dépend am na ñoo xamante ni am nañu 20 000 am na ñoo xamante ni am nañu 30 000 am na ñoo xamante ni am nañu 15 000 am na ñoo xamante ni. ñooñu da ngeen leen koy jox par weer ngeen leen koy jox wala da ngeen di ñëw rek si benn kër rek ngeen jox leen ko. Babacar su ma la waxee est-ce que nekku leen tey jii est-ce que nekku leen tey jii di jënd xelu nit ñi. parce que loolu su ngeen ko defee. ngeen jàngal ngeen jox nit ki mu mën a dem ay demal boppam moo gën ngeen koy jox may jën. parce que loolu may jën xam nga mënoo de def. xam nga fu ñu fekkoonte ni dañuy jox nit ñi weer par weer kon sànq si njëlbeen wax naa la ki nga xamante ni dafay wut fu muy fanaan doo xalaat defaru xaj mbaar parce que ki nga xamante ni dafa am ay yére 6 mois nga fekk ay boru de centaines de millions doo xalaat. mais arrière yooyu nga wax arrière yooyu nga wax nga xam ni fekk ngeen ko fa. ba ngeen ñëwee fay ngeen ko yéen. non fay nu ko am na lu ñu si jotam fay. mais des am na lu ñu si jotam fay mais ndànk moo gën. nga ñëw nga ndànk yéen def ngeen fi ñetti at léegi yéen ngi dem ñetti at. mais kooku saa mun nañ fi def gaa 5 ans yi gaa ñu bar bañ a kii. te ngeen bañ ko fay ngeen def fi 50 bañ ko fay. suñu mais état monsieur Diallo s'il vous plaît monsieur Diallo s'il vous plaît état continuité la. état continuité la ñun su ngeen ñëwee fekk fii dara maire boo xam ni def na ko. mais war ngeen am benn continuité boo xam ni daa ngeen fay bor boobu ngeen fa fekk. mais du ngeen jël seen ay conseillers bopp seen ay nitu bopp ngeen jël ko au détriment des autres loolu c'est pas normal. conseiller lan la am. mais même su fekkee ni conseil amul am ngeen ñu ngeen jël tey jii yoo xam ni tey jii remplacé nañu. ngeen nekkoon foofu. non da ngay que ñun. waaw ku la wax la ñun dem la wax yow te xëy na tu n'as pas compris dama leen ne. cas social. cas social ça c'est normal. cas social. non cas social bi moom cas social bi dana 160 def ngeen ko yoo xam ne dimbale ngeen. waaw c'est bien. mais dama ni arrière bi ngeen def. da nga ma bàyyil ma tëj da nga may jox benn. da ngay raay parce que yaa ngi tourner autour du pot. non j'ai pas tourné autour du pot da nga may bàyyi ma eggale après boo buggee je suis prêt nga dugg si détails yi. parce que xam nga émission bi 1 heure de temps la. on a beaucoup de choses à faire. loolu moo tax ma bëggoon objectivement. mais dama la bëggoon wax aussi affaire sport bi. affaire sport bi surtout affaire sport bi parce que lu nu ñor la. tu sais parce que lu nu ñor. moo tax ngeen naxal askan wi di organiser ay tournois yoo xam ni. amul bopp amul genn waaw kooku boo ko gisee nax ñun de gisuñu ko nax ñun den dimbal ñi ñu ñot a dimbali aussi ñooñu den si kontaan. xooluñu ko nax mais si wàllu sport boobu Diallo. dama bëgg ñu objectif parce que si wàllu sport boobu soo si duggee rek dama lay daaneel. ndaxte sport dama koy dund. tax 6e fa laa juddoo fa laa yoroo fa laa màggee xam naa li fa nekk. dama bëgg nga wax ma. sport boobu lan ngeen fa def. lu concret. wallaay gis nga depuis bu 6e nekkee 6e ba léegi. man su fekkee doomu 6e nga. man doomu 6e laa. depuis ba 6e nekkee 6e ba léegi. mairie 6e wala qui que ce soit musoo ko gis maire bu organiser. bu def même sax ubbi si gémminam ngaa wax sport xaaral rek. wax ma li ngeen def. organiser nañu tournoi. loolu c'est très important. ak lan. organiser nañu tournoi. ak lan bi ñu organiser tournoi def nañu ay récompenses à chaque fois que ça. récompense mooy lan jënd benn coupe yoo xam ne ñoo ngi koy jaayee. ci boutique yoo xam ne ñetti junne lay jar jox ko ay équipe. non mu ñu leen sax jox sax peut-être. lu ñu alors que il y a des équipes de 2e division. yoo xam ne ñoo ngi ci muqataa bi. war a mën a participer championnat. est-ce que te mënu leen fexe ba jàpp leen pour ñu dem première division. est-ce que su ma la waxee actuellement ñun en tant que conseiller déjà approuvé nañu benn projet pour équipe Elmina bi nga xamante ni commune moo ko yor. projet. waaw non mais loo gis ci àdduna projet la. projet la mais projet bi dafay waaj yàgg rek ne bas. mais dafay waaj yàgg. dafay waaj yàgg Diallo. ku la wax kañ lañ ko créé ñun ñoo ko def nga ñu mu ngi yàgg. ñetti at ngeen toog ci boppu commune bi. liñ ko def ça ne fait même pas une année mais c'est un projet. projet boobu dafa laaj ay leviers. ñaata projet ngeen fekk ci Rwal yi. bare na kan yéen bi ngeen ñëwee fekk ngeen fa ay projet nga si sa kii. yàlla xam ne ni man de man en tout cas man à ma personne yëguma projet bi ñu fa fekk boo ko gisee wala nga xam ko nga wax ma ko. xam nga da nga bañ li ma wax que ni
APP mooy parti bi nga xam ni lu mu tegle jël commune bu si sab xabare na waaye malheureusement le 6e pardon mais malheureusement li ngeen fa def lu taxaw lu ñu mën a teg seen bët amu leen ko dafa mel na ay vote communautaire ñu def exemple yow mais bari na parce que loolu askan wi ñoo ko wax askan wi ñoo ko wax il faut être réaliste parce que tey jii lu jëm ci wàllu mbalit mi tey jii dem ngeen ba attunutu leen seen bopp yéen ba communauté urbaine dafa mujj jël li nga xam ne moo doon ramassage ordures yi jël ko tey jii war ko jël ko pour ko tey boppam yow léegi Babacar da nga bëgg a jël li communauté urbaine def si monopole nga bëgg ko jox ko teg jël seen responsabilité bi ñoom bu ñu def nga ñu kii xam nga affaire mbalit bi yow kenn du la wax ni communauté urbaine affaire mbalit communauté urbaine moo ko yor communauté urbaine li ñuy wax décentralisation moo amul communauté urbaine lu mairie yi teguma ko rek si Elmina kooku ça va dans tous les communes li mairie yi di war def communauté urbaine moo ko jël aki moo ko bon léegi yow amoo benn amoo tracteur amoo camion amoo citerne yow suñ la waxee jëlal xaaral kon yéen seen fal lan la non waaw seen fal lan la waaw loolu yéen amu leen pexe aussi tamit ka wuti ay partenaires amu leen pexe pour ngeen dem lijjanti ay mbir dem ko ci bitim réew wala feneen ñu leen dimbale pour ngeen mën defal seen kii yéen lépp da ngeen ko bëgg jël teg ko ci kaw état les communes là est-ce que loolu mën na taxawal loolu du question de décentralisation kooku suñu àq la sa àq la suma àq la àqu ñëpp la décentralisation mooy tax réew dem kanam lu moo tax éli bu ne mun a am ay levier yi nga xamante ni mun na si jàllale bi wala mu téye ko bee est-ce que comprendre mais la décentralisation yoo xam nga ne amul tu te rappelles boo ñëwee Marbat virage boobu bi ngay dem daaral beew mbalit bi fi nekkoon bismillahi rahmaani rahim bi ñu jëlee kii bi les gens au lieu que ñu kii mais dañ ko amplifier ndax lan pour ñu ne kii APP moo ñëw xoolal mais ñun dañoo taxaw ñun ñoo taxaw. en tout cas xaaral pare en tout cas sixième tey la gën a salté. sixième tey la gën a salté. sixième bi ngeen ñëwee 3 ans c'est la gën a salté ñun on a fait des journées uniquement pour l'assainissement boo laajee waa marché xam nga ne def journée assainissement mais être pratique c'est mieux que ngeen di teew pratique la tu sais pourquoi commune bi tey yow Babacar Naam en tant que doomu Elmina man bugg naa nga ñëw foofu nga ne man de tey suma koñ bugg naa ko di def setal am na ñu koy def matériel boobu dañ koy jël tegal la ko si oto yóbbu la suñ la mënee dimbali matériel wala mu ko kii ñu defal la ko xam nga il faut que nit ñi comprendre am na li commune maanaam dafa nekk ay levier fi nga xamante ni mun nga jaar pour orientation mais mënuñu ñoom si bu seen bopp ku bëgg xaar maire ñëw bale la si sa buntu kër wala conseil ñëw non mais dañu nekk entre ñoom ak état. mais pourtant lu jëm ci wàllu juuti yi de bëgg ngeen ko lool fonk ngeen lool te yéen ngi joxe taxe guddi ak bëccëg daan si gën a dellu si mu gën a yaatu. ndaxte dafa boo ko junjee tamit ñu daan si ñëw parce que bare ngeen lu ngeen di taxe askan wi. ñu leen di fay te li leen di fay si seen ay poste ngeen koy dugal. kooku li nga yaakaar daan si gën mu ñëw mais du ñuy dem ànd ak sunu réalisateur parce que émission bi dafa am nu muy demee. am na ay éléments yoo xam ne demoon nañu def ko. ci kenn koo xam ni ku la fonk la koo fonk la mu am foo xam ni jaar nga fa ak moom ak keneen koo xam ni yéen a dëkkaale ñu dem bett la ko jël li nga xam ni moom mooy élément yi nga xam ne demoon noonu def ko ak l'équipe technique de Xeltu ñu ànd ak le génie l'incontournable. Cheikh su ma bëggee ma wax sama Cheikh la moom rek man rek la bëgg si àdduna même ba léegi du ma wax acca sama aaw rek la may tudd toujours su ñëwee kër moom ak sama jëkkër ñoo bokk ne benn pap mais kenn du xam si man la nekk avant muy def mariage kii si man la nekk
foofu lay naan foofu lay añ suuf moom def ma bëgg wallahi di bëgg jëkkër sama jëkkër moom macha allah dafa reetaan nag même parfois day mer bëggul yuuxu xale yi dafa bëgg xale yi gis na doomam bu góor doomu magam bu góor bi moom rek la bëgg si àdduna fii rek la ko teg lekkal ko su amee xaalis ñun ñëpp ñu am su amul dara ñun ñu xam ko wallahi macha allah dafa baax ñu ngi koy conseillé yal na ko yàlla dimbali si politique bi macha allah def bëgg politique bi bëgg réewam bëgg lépp bëgg Mes'oud bëgg maire sixième boobu même man mi duggal na ma si politique bi léegi maa ngi ànd ak moom toujours guddi ak bëccëg incha allah yal na ko yàlla jëmal ci kanam moom baax rek dafa laab biir macha allah laab xol bi moo kii macha allah moom gis nga sama wolof leerul noonu damay wax rek mais macha allah moom amul benn problème mu bëgg si àdduna yàlla na ko yàlla def jox incha allah. Seeɗ Tijjani mami haala noon hen ko gandumi ko wona fenade kadi neɗɗo ko setti aduna fof ma setto ɗum laakara o ko koddiɗam gila ɗo ko kebbe ko barkuji tan numéro ji ngala minen kodduno to min gallam woni angle ko bolok numéro 1 7h11 kamɓe ndeweyam kanko e numéro yummakko ɓe jeeyi toon ɓe garti ga hen gila min koddi mi meeɗa yirdemo ko boni mi meeɗa yirdemo ko fewani ko ala e diine mi meeɗa nando yeehi police mi meeɗa nando haaɓe neɗɗo ko Allah kaldu kanko yummakko oɗo e ɓiɓɓe yummakko en gila jiirmiɓe tan ko gondigal sibbi Allah koddigal sibbi Allah ɓe mbawi koddi gila min koddi faade hande hay caɗele goto mi meeɗa jogdade ɗum rewi haw artiga hen o meeɗa jooɗade ñalawma walla o tacciri godron taw yettakimi o wattirimi kadi no feewi mo teddinimi no feewi yo Allah teddimo moɗo duwanomo moɗo yettimo no feewi kadi kaddi jettoro kadi ko hunde selludeɓe ɗe ɓerdam moɗo yiɗi moɗo horsinimo gila min koddi mi yirani ɓe caɗele haydara kanko ɓiɓɓe yummakko fof yummakko en ɓe julɓe rewoɓe Allah ɓe ngala caɗele goto ɓe ngala probléme ɓe ngala haydara politique oɗo guila o naati hen o wawa wadde ko yettaki o wiya mi mettu min dey emin jogui programme ni walla min jogui réunion ni min jogui réunion ni waɗi tewtorɗa min koye mawɗo waɗa wonde sukaɓe en ɓesgam waɗa wonde nenam nan ɗon ko jooɗiɗo soko ɗum fof mami wi min mami woppa ha jam fof mami arema kala to nodduɗa kam mami noota min mi meeɗa notade politique meeɗano yaade réunion kanko tagui min ɗum kala to noddima e réunion Mas'oudou min mi wondano e goto ni politique wona Mas'oudou wonano goɗɗo soko kanko nanimi hen soko guila nden kala to politique waɗi mi yaha kala to noddima e réunion ji mabɓe mi yahat faami kadi kala ko dañi hen hewde e famɗude o meeɗa ɗawde leegal ngal o haɗata hoore makko ha ɓenna mi tina kamɓe ga ɓe meeɗani hen guila tew Arabie Saoudi walla Tuusi walla hunde kala ko heedi o doga hen guila subaka hira ha tew Arabie Saoudi ɓennuɗo o henna guila subaka 8h subaka wi o yalti galle makko futuro oto min ko dow godron konni oto gaari ko damal galle men min joom galle fof min jooɗi mi kucciti hen eɓe goni hen ɗiɓe gaari yimɓe fof dogi ñukke mabɓe ndeɓe dañño ko ni ɓe tottiri yimɓe haydara ɓe naɓata hen ko neɗɗo sagata emin jiɗnima kadi o daña sabi min moɗo andi so dañi ma yimɓe fof daña ma leegal ngal fof daña hay goto yejjitani kanko neɗɗo fof omo yiɗi daña tuusi meɗi arde ɗo suwoji e panuji maskel ala emen fof mo heɓani yimɓe fof ten haymo meeɗano jabde notademo o meni ɗum mbimi ko ni woni politique hay so neɗɗo wattanima an wattor ɗum tan ko sagar ko tiniɗo mo ƴoƴi omo ferti machallah ko suko moƴƴo tedduɗo min kam mboɗo ñaagui Allah tan ko dañi hewde famdu yo Allah waɗe hen barke yo Allah waɗa galle makko barke waɗa e ɓesgu makko barke waɗa ko faggi barke yo Allah kadi newnamo kadi politique mo yaha raw hawa daña hen ganduɗa henno ko yilotono hen ko yo Allah rokkuma hen sago makko rokko julɗo kala sago muɗum mi duwanima on mi yettimo ɗon. alors Cheikh Tidiane dégg nga li nga xam ni moom la ki nga xam ni moom mooy Awa Djigo wax ak ki nga xam ni moom mooy Toudia ñu demoon seeti leen wax ji nga xam ni wax nañ ko lan lay def ci yow tey jii soo déggee sa ay dëkkaale say mbokk say direct di la defal témoignage bi ni mel. waaw Babacar gën a góorgóorlu rek xam ni nit li nga sumbal sa bopp lu baax yàlla dina si dimbali lu bon yàlla dina si dimbali am na di wala fii di wax ku guddi xam ñu xam suñu la xamee yaa ngi sàcc dina leen xam ni yow danga la sàcc di chaque jour police dina leen yuuxu
su fekkee di la xam di julli di ñaan yàlla di def lu baax ah sa tur baax kii njëkk wax intervention kooku mooy aawu kër gi parce que maa ko jëkkëram ñoo bokk pap nee na moom yow Cheikh xam nga bokkul ak kenn. wallaay parce que man presque bi mu ñëwee si kër gi man moom rek moo fa njëkk a ñëw tabarakallah macha allah yàlla ko yàlla yàggal. te am naa aussi macha allah suma torondoo si kër gi. kon kooku quand même lu mu seede man ngaa mënoon ne ko bañ gaa def parce que c'est la dëkkaale bi nga xam ne suma dëkkaale bi nag moom ça fait plus de 20 ans ñu ngi dëkk ensemble xam nga 20 ans du 20 jours du 20 heures mais xam nga nit loo gis tan suñ la ko defaree c'est parce que da nga ko yeyoo moom am na lu mu mus munoon di def ga même su ma ñëwoon si moom woon ko mbaax sa fekkee baaxul man xëy na dinaa kii mais du dem voilà mu nekk lu am solo ñu dem ci ñaareelu interview bi ñaareelu interview bi nag defe naa ni ku la xam moo la war a gën a mën a xam ndax ko du teqale kook wala looy teqale kook moom du bare kooku defe naa ni mën na la xam ñu dem ànd ak sunu réalisateur mu wannu sunu deuxième élément du jour. Alpha nguurde mum tan ko moƴƴere Alpha gorko moƴƴo tinniɗo toppitiɗo joom suudu mum toppiti sukaɓe mum toppiti ɓesgu galle fof machallah no toppiti Alpha ko neɗɗo moƴƴo ala fitin ala haydara machallah nawli ko haydara wawi janggo e jaam so dañi mo nawlir kan nawlir kam haydara kam wawi wadde ɗum ala mi wullata ala waymi wullata Alpha ala probléme wallahi politique machallah kam mo toppiti politique makko machallah omo yiɗi kam momo yiɗi Mas'udu kam machallah mo toppiti ɗum ɗon kam omo yaha omo arti machallah wala probléme goto wala donc machallah jimi tan ko moƴƴere kadi kanko omo yaha hen omo ɗumnini omo tinni hen kadi omo tinni e mabɓe mi wiita kadi woto yaha e affaire politique o nani saabu o yadani hen cakano o yadani hen ɗo yaade hen tan ko pour jokkere en ɗam e yidde o ɓuuri yidde ko suppu ganje suppu ganje de kam omo yiɗi ɗum nduna ko yo Allah rokkum tan kam faalaade ɗum ɗo ko waɗata ko Allah waɗa hen barke yo Allah ɓamtum hen tan Allah ɓamta julɗo fof machallah omo yiɗi o ɓuuri yidde kam ko Hawa ɓii ko afo ono ɓuuri yidde ono ɓuuri horsinde kam walla omo yiɗi nede makko kadi machallah omo yiɗi ɓesgu galle fof machallah omo yiɗi yiddan ko yo won julɗo yomi toppito juulam yomi toppito haajam tan ɗum ɗon toppito haajujam toppito sukaɓe toppito fof machallah ɗum kam omo yiɗi ɗum e debbo machallah kanko sekatade papa e mattu ko ngati Monsieur Diallo. Monsieur Diallo est-ce que ñeme nga d'abord. parce que soxna si wax na. nee na ñëw waaye jigéen moom dafa xaw doy waar. est-ce que ñeme nga takk ñaareel. ñeme naa takk ñaareel kooku duma wax ni duma ko ñeme parce que góor laa te jullit laa. ñeme nga wóor na. non ñeme naa waxee de tele ngay waxee. ñeme naa est-ce que daa ko def est-ce que daa takk ñaareel. bon wax dëgg yàlla actuellement nii fu mu toll nii. actuellement soo ko waxee moom sa xel a ngi ci. non yow ay nga koy actuellement nii am naa sax wujj xam nga góor boobu boo koy gis te am na wujj. dama ne wax ma wax ji mu leer. ma ne la góor boo gis ci àdduna am na wujj yow man am naa. sa wujj lan la. sama wujj mooy cën bi daw wut lu leen si def loolu wujj la. su la yàlla indil leen xewal tey ji bu yaatu booba bien sûr mun naa ko def mun naa ko bañ a def mais li nga xamante ni ñëwul moom mënu ma si wax. dafa am koo xam ni
nee na ma da nga ragal boqat nga bul sax sonn ndax du takk ñaareel ndax dafa ragal. kan ñu dem seeti kooku kan la. wallahi Cheikh Tidiane ko moƴƴo ɓiyam moƴƴo meeɗa yidem caɗele koko moƴƴi tan yiiɓe mum ne reftimi kala ko mbimi ɗum ko ɗum waɗata kala ko yeeyi koko feewi tan mi meeɗa yidem caɗele kadi n toppiti hoore mum ne toppiti galle on toppiti sukaɓe ne tokkiti foof kañum ala politique mettere ala tiryagal ala haydara wallahi mbe yetti Allah nela mbe yetti ɗum no feewi ko korko moƴƴo ɓiɗɗo moƴƴo wallahi wurde bammakko ko ceerno ko jannguɗo jangguinimo ɗo woni ɗo omo wawi kala deftere nde o hiiɓa mbo wawi janngude ɗum ko dewɗen Allah mo jokki hen enɗam mi meeɗa yidde makko caɗele so tawi haalde gonga weeli Allah ko ɓiyam moƴƴo meeɗa lundademi hay saha goto meeɗa mettinde ɓerdam hay saha goto ko moƴƴo no toppiti galle no toppiti bandiraɓe rewɓe no toppiti kala neɗɗo mo yiɗi wallahi omo toppiti ɗum min guila o ƴeetta mbeɗa andi wonno ko kellifaɗo o ala caɗele o ala miskila guila nden min mi wiyanimo o yo woppu politique saabu kala ko yano hen kala ko wanno hen alnamen caɗele alnamen mettere o meeɗa artude mo finni hen walla mo maɓodira hen ala omo jogui sukaɓe goto o jogui ko ndax pare na moom pour que takkal ñaareel o suusa ko jaljallo ko jaljallo o suusa ko jaljallo mais so yimno o jaɓata ko ardi fof mbeɗa yetta Allah e nelaɗum mbeɗa salmina moon kadi e garangal moɗon ɗo min teddina moon hen Cheikh Tidiane ko bandiraɗo gorko moƴƴo mo gandanɗa ene yiiɗi famille mum ene yiiɗi leydi mum ene yiiɗi bandiraɓe mum yahata sana ko moƴƴi ko neɗɗo tedduɗo ko teddino bandiraɓe yimɓe fof pote muɗum ha tengte bandiraɓe mum rewɓe jinnaɓe mum woppani machallah nde wurde men cukago makko komi yimɓe wawruɓe ko neɗɗo belɗo ko neɗɗo moƴƴo ko haala ko neɗɗo joom jalni ko tan ala caɗele haydara machallah ñaarel alhamdulillah rabbil alamin Allah ñaarel harmani bonani so dañi to Allah luɓorimi inchallah omo wawi wadde islam ne yamiri ɗum bonani machallah mi ñaganimo Allah saabu ko ɗum ɓeydare sa yino waɗa ñaarel ko ɓeydare addi ɗum o hulani ɓe toñamba tan o hulani ɓe toñamba tan sana ɓe toñam omo suusi alors Cheikh Tidiane dégg nga maire bi neen da nga ragal mais maire bi sant baal rek daf may tooña comme que Diallo laa sant rek loolu rek la mais wóor na la fit bi dëgër na non fit bi baa ngi fi ku ma ko xam ne am naa yaa ngi fi de fii de dama koy jénne waat de waaw amul problème man kay affaire wujj li mu la wax rek moo ci nekk waaw alors tey jii soo déggee sa yaay bi la jur nga am chance su tey jii dund ak moom ba léegi yal na yàlla guddal fanam may ko téeméer ak ñaar fukk comme ni mu koy ñaanalee yaa waajur bu nekk wallaay nga am waajur mu dund ak yow ci jamono ji ba tey jii nga am chance boobu am ñoo xam ne tey jii seen waajur dund na moom léegi am ñoo xam ne ñu ngi dund ak seen ay waajur mais amuñu pas-pas ci seen ay waajur lan la lay def yow d'abord daf may tax suma xel di dellu fu sori si suma pap maa ngi koy ñaan fu mu tëdd ne suuf sedd si kaw ak mbooleemu jullit wax nga li dëgg man vraiment yenn saa yi damay jaaxle su ma gisee ku nga xamante ni amul lu cofeel si waajuram du dëggal waay man affaire boobu def may di jaaxal mais yooyu yëpp boo koy xool si yarin wi la éducation bi daal dafa am waaw éducation bi la parce que man comme ni maire bi waxee léegi man su ma kii pap tabaarkalla daara la man dama jàng Quran bu bàyyi dama doon am ay taalibe bi ñu may wër xëy na rek xam nga situation moo dox leen àdduna wante su normalement gaa ki ma xam def may wax ni sax def na virage 190 degrés voilà mu nekk lu am solo mais du ñuy
dem question quiz directement laata sax ñuy tënk émission bi. ñu koy tënk ci deuxième partie bi nga xam ne bëgg naa ñu waxtaan ci. 30 secondes nga am ci élément bu nekk doon lay woon ñaari personnalité si ñaari personnalité yooyu. ci 30 secondes nga wax nu kan moom làqatu bu ñuy fulate photo bi. pare nga mën doon dem. waaw Raas jox na sunu générique ba xam. alors ñu dem. waaw ñu dem. alors Racine nga jox nu sunu première personnalité du jour ñu xam kan nga nu proposé tey jii sunu invité. kii kan la. kii fan yi ñu jënn lan ko def ci bopp réewam. et yàggul dara am na ay musiba ay sambabo yoo xam ne dooroon réew moom. président Burkina. président Burkina. waaw. lu mu tudd. vraiment tur bi jàpp ko ndax bees la. mais président Burkina rek la war a doon. président Burkina rek la voilà président Burkina nee na Raas ñu xool ba xam ndax moom la. tout à fait le président burkinabé muy Marc Kaboré. voilà donc Roch Marc Kaboré. moom mooy njiitu réew Burkina Faso. temps yi lañu fa dóor bu metti de passage ñuy présenter aussi nos condoléances à toute la population burkinabé. alors si deuxième personnalité bi pare nga pour ñu dem seetu kan la. alors ñu dem ñu seet deuxième personnalité bi kan la nu sunu réalisateur di proposé. kii kan la. le président de l'APP. kilifa gu mag la ci wàllum politique. c'est le président de l'APP. c'est sûr. su nekkul moom dina ma jaaxal bi. c'est président de l'APP mooy. président Massoudou Boul Khair. 6 secondes on va voir est-ce que moom la comme nee na c'est sûr que su ko nekkul dañ ko jaaxal. moom la. voilà Massoudou Boul Khair. moom la voilà Massoudou Boul Khair. voilà léegi nag Thierno Diallo. ci Massoudou Boul Khair la ñuy dugg ak parti APP. APP parti opposition la wala parti majorité la loolu laa lay laaj en tant que cadre tey jii ci parti bi yéen ci ku jege ngeen bokk. wala da ngeen bokkee ci ñi nga xam ni ñoo nekk tey jii ngànk nguur gi. ñun de dem lay confirmer fii ñun si opposition la nekk ñun ñëpp xam na ni ñun APP rek moo mun taxaw waat wala ñu waatal ko bis bu demee bay dem si dara du ñu ay nit ñi nga xamante ni ñu ngi si nekkuñu si kooku histoire bi moom ku xool rétroviseur def arrière xool si gannaaw xam nga ni ñun suñu njiit surtout suñu njiit moom yi yenn saa yi sax ñun dañ si kii lu muy sumb dañ siy dem ba jeex ñun suñu nekkoon si majorité wax ko. mais yéen man dama xam lu ma jaaxal. parce que li ngay wax li yëpp. waxu politicien la. kàllaama politique rek nga fiy wax. yow soo taxawee tey jii askan wi di la seetaan. waaw Cheikh Tidiane Diallo. nga mën a taxaw ni yow sa président kese. moo fi nekk koo xam ni ci wàllu politique. ku nu ràññee la koo xam ni du def ni du def na. te yow ngeen di biij di baaj à chaque fois yéen nga ci majorité bi des fois yéen nga ci opposition bi. des fois ngeen ñëw des fois sax dañ leen jàppee ni ñi nga xam ne ñoo ngànk réew mi tey majorité bi. dañ leen di nax saa su nekk. nga taxaw tey jii di wax askan wi que ni yéen opposition ngeen opposition bu mel nan opposition boo xam ne tey jii su soxla askan wi taxawee ngeen war ko wax ko. wala tey jii majorité ngeen gën a jóge tey majorité ngeen gën a jóge. il faut ngeen accepter ko aussi. waaw xam nga man dama bëgg Babacar li mu fi wax. ma jiital si yàlla balaa émission bi sax di commencé Moussa la wax man li may wax dem si xam nga wax tontu dara du obligatoire mais damay wax ndax yàlla tax dama ne ni ku fi politique fii si réew mi je pèse mes mots ku fi politique fii si réew mi Massoudou moo la mën kooku sa wax la yow. xaaral ko man kay su ma wax laa lay wax. sa wax la non
da nga ma laaj. waaye da nga may tey bàyyi waaye xaaral tey jii yow tey jii sa Babacar président xaar ma rek réewu Mauritanie mere nan ko lool ci taxawaayam. buñ ko meree de man de gisuma ko xëy na yaa ko gis. waaw yow mënoo ko gis parce que moom nga faral. non man mais askan wi mere nan ko. si askan wi laa bokk de. man je suis mieux placé ba. partisan am nga bokk. non partisan la mais si askan bi laa bokk. partisan yi si askan wi leen bokk. parce que gis nga am moom matière de politique il faut que nit ñi ràññee c'est-à-dire affaire bañ nit du loolu parti am na ni muy demee parti bi du Messoud kese décision yi di parti bi di def du Messoud kese il faut que ñooñu xam. mais mooy buur bi waaw mais mooy patron bi. loo gis am na loo gis. am na ñu bëri ñoo xam ni des fois dañuy wax ni mais Messoud daal dañ koy ñamal rek suñ ko ñamalee mu noppi suñ ko fu mu ne moo tax fu mu waroon waxee du wax. ñooñu xëy na lu ñuy wax rek xam nga su fekk ko ñam temps maaw ya moo gënoon neex ñam. ñam na ba tay dafa ñam ba tay fan la dafa ñami temps maaw yaa ñamul. temps maaw ya mos nga ko dégg gis fenn wax ma. non damay laajte askan wi ñoo laajte. waaw askan wi nag ñi ngay laajte ñoom ki ko xamul. mais temps Abdoul Aziz ñamul. temps Abdoul Aziz. lan la ñam. damay laajte il était président de la xaaral temps Abdoul Aziz. bu ñuy defee coup d'état bi fii. def coup d'état civil Cheikh Abdallah. ñëpp xam nañu. su fekkoon ñëpp danoo taxawoon ni taxawaay bi mu taxaw tey lu ñuy dund ni léegi ñu ko dund. mooy ban taxawaay. walla ay naa la wax daf ko fekk fii mu yor poste bu rëy nekk président à l'Assemblée nationale xam nga ne poste boobu boo ko amee yenn décision yi boo koy xalaat di nga tëdd ak sa njëganaay xalaataat. ban décision. wallaahi naa la wax yow xam nga bii coup d'état bi amee. moom kese moo taxaw réellement ne coup d'état bi am si amul réewu Afrique wala réewu Europe. wala Asie mais pourtant bi mu taxawee wax loolu. bi nu demee ba ca biir. ba nu bañee ba ca biir. wuye ji na. non wuyu jul. waxtaan ji na non kooku kenn. dem na ba temps yi ci passé si gannaaw dem na fi ba wax ne Messoud moo doon nekk si diggante kujje gi ak diggante pouvoir bi ngir dox jàmm pour dialogue mën a am. mais il est mais ça c'est normal c'est un vieux sage. C'est un vieux sage quand on est sage. Sage wala intérêt personnel. Non sage ça va. wala fu mu nekk ni da ngeen tàyyi ci opposition bi. bëgg ngeen tuuti ubbi leen buntu pour ngeen dugg. c'est un vieux sage parce que boobu bi kii bi amee ba dialogue Dakar am yooyu yëpp am élection yi passé ñëpp reconnaître Aziz il est le président de la République mais kooku du moom taxawaay bi mu waroon taxaw won askan wi lii coup d'état président bu ñu fal. parce que man booba temps amul benn marche bu fi xew te ànduma si. mais Messoud bul xeer. Cheikh Tidiane. Messoud bul xeer. depuis bi nga xamee ni Birame Ould Abedi génn na ci langum politique commencé di yëngatu dafa mel na daf ko déranger. est-ce que yéen seen parti en tant que sa président mas ngeen jóg benn jour rek ngeen taxaw défendre aussi tamit que les idéaux de ki nga xam ne mooy Birame bi nga xam ne moom ñoo ko téye ci kaso bi. tu sais les idéaux de Daoul Birame Ould Abedi ou les idéaux ku mënta doon affaire esclavage bi nga si je comprends bien la question fi nga ko bu jëmale foofu rek la affaire esclavage yow Babacar yow xam nga. bu ñu defoon remise à zéro même su fekkee 5 ans wala 10 ans ku fi ne xalaatoon wax ni nit wala naar bu ñuul hartaani pour être direct dina na fi taxaw di wax yenn yi on a préparé le terrain. kon kenn ku fi mënti ñëw di wax rek si sa président la ko jaaree. nous ne sommes pas contre que Babacar wala X wala Y di wax si dara xam nga nit ñi ñooy tëdd di xalaat di wax ni courant nangam kii wax na nangam kii wax na man en tout cas à ma connaissance officiellement je te parle que quelque chose man su ma lay wax dama la wax officiellement musuma toog
fi Messoud toog si meeting wala si këram wala si dara muy waxu yooyu mais boo génnee si mbedd yi yenn saa yi wax dañ koy fortan am na ñoo xamante ni mais wax yooyu ñuy far ci mbedd mi c'est important. loolu moom mooy ñi nga xam ne mooy defar politiciens yi ngeen doon. non xaaral si moo leen di defar. wax yu ni non moo leen di defar. wax yu ñuy wax ci mbedd mi monsieur Diallo moo leen di defar moo leen war a permettre ngeen bàyyi xel ci askan bi. Babacar dama bëgg nga may ma leeral fii si benn affaire ñun képp kuy dem pour aqu yelleefu doomu aadama mooy social bi mooy lu mu mënta doon mooy si éducation bi mooy si économie bi moom mooy lii di doxal réew mi kanam ñun nous ne sommes pas contre kenn contre fi kenn ku yaakaar sa bopp dañ la contre kooku yaa xam en tout cas ñun à ma connaissance man gisuma fa ku fa contre kenn. mais boo gisee ça nous dérange ñun ça nous dérange si lan élection yi présidentielle passée participe nu si Elmina fi ma nekk man depuis que Elmina est Elmina élection musu fa am parti pouvoir gagné fa élection présidentielle passée mais lan moo ko waral mooy vote mooy moo xam sànq ni ay vote identitaire ay vote kii nga mbokk la kii xeet la non est-ce que loolu doxal na réew parce que réew mi tollatuñu foofu fu ñuy waxee ni kii sama xeet la wala kii sama xeet la gis nga man en tout cas xeet de man su fekkee am na man si suma bopp exception nga ci man du question man la gaa ñi may àndal man waa kër gi boo leen laajoon ils vont te dire man presque yenn saa yi damay toog suba ba ngoon ñi may àndal ay naar kese la yenn saa yi damay toog suba ba ngoon ñi may àndal ay wolof kese la xam nga yooyu faiblesse ci yow si sa bopp man xam naa la yooyu boo gisee nit di koy def c'est une faiblesse am na ñoo xamante ni dañoo faible tan de nature du question te ni mu nanga wala kii. waaw léegi dialogue bi ñuy wax depuis boobu léegi ñu ngi wax jafee dialogue dañuy dialogue du ñu dialogue opposition bi ngeen doon comme nee na nga opposition nga bañ nga ni tey jii yéen a gën a jóge ci pouvoir bi wala Abdel Aziz fu mu toll fi nii suul moom ngeen bëgg mu suukar seen soow foo mu loolu nga bañ nga ko. sunu soow dafa suukar. mani may ma rek ma xam naa fi nga jëm dialogue ji dama bëgg mu leer. dialogue bi nga xam ne ñoo ngi koy wax depuis boobu ba léegi te mënul antu. yéen tey jii seen parti pare ngeen pour dem dialogue. gis nga dialogue bi sax parce que ni nga ma laajee nii il faut ma jéem a cadre d'abord question bi mooy est-ce que dialogue bi lan moo ko freiné. lu ko freiné pour yow. en tant que opposition en tant que cadre. lu ko freiné pour man nguur gi la. ñoo amul volonté dem dialogue. ñoo parce que nit yow yaa pouvoir moo yor levier yi. kon bi sa président di jooy ba sa président di jooy affaire biñ fi ba sa président di jooy lan am na conférence de presse bu fi def jooy kooku du conférence de presse lan la kooku du conférence de presse lan la def lan la kooku ku waxu jooy Messoud boobu média yi def nañ si buum bés di amul lu ñu ci waxul mais xam nga bañ xam nit kii la Messoud yow sa bopp boo toogan ak moom am na yenn cadre yi ngeen di kam kooku c'est naturel nit buy jooy nag boroom xam-xam yi nee nañu nit buy jooy mënul def lu bon. xol booyof la moytul nit bi nga xamante ni. dafa gaaw jooy dara du ko jooyloo nit bi nga xamante ni dara du ko jooyloo su naqaree du ko jooyloo su boo gisee mag bu toll ni moom. waaw toog ci xaal wax. ba jooy booy jooy. am na lu tax yow da nga ni léegi. état bi ñoom ñoo bloqué li nga xam ne mooy maanaam dialogue bi. sa président gisante na ak Jamil Mansour barki démb. lan la ñu waxante. bon vraiment lan la ñu waxante loolu c'est fort parce que bi ñuy toog di wax man fekkuma ko li nga wax li man si média yi rek laa ko gis si média yi gisante na ko mais man ak suma xel bu tuuti xam naa si nekk na réew mi problème yi am entre partis politiques yi. coow yi ñuy dialogue du ñu dialogue troisième mandat kii ak ñëkku na réew mi ren yaakaar naa loolu rek lay doon. yéen da ngeen gëm ni wul Abdel Aziz day dem troisième mandat. man de xaw ma keneen mais man. en personne kooku man moom léegi su ma. sa xalaat bokkul
musuma xalaat ni day def 3e mandat. FPC di parti Samba Thiam ñu ngi yuuxu depuis booba léegi nii nañu leen jox seen récépissé pour ñu dem yéen seen taxawaay lan la ci ak Biram Oulda bi nga xam ne la rakk du ñuy demandé aussi tamit que ñu jox leen seen récépissé. ñooñu ñëw pour man war lañ leen jox seen récépissé parce que barke Dembo Ndiaye am na bëgguma tudd turam barke Dembo Ndiaye ñëpp xam na ko junj doy na borom xel. am na ki nga xamante ni dafa génni parti même pas 3 jours mu taxaw def meeting am récépissé am. ñu jox ko récépissé. alors sama dernière kaddu mooy yéen a ngi commune bu Elmina. centre Mokhtar Ould Daddah gis nañu centre la boo xam ne dañ ko bàyyi dugal leen seen loxo ni ngeen ci war a dugalee seen loxo yéen mairie bu 6e. alors seen taxawaay lan la. seen taxawaay lan la ci centre bi. parce que centre boo xam tey jii mi ngi dimbale xale yu bëri ay xale yoo xam ne duñ leen violé agressé xale yoo xam ne amuñu ndey xale yoo xam ne amuñu baay ñuy taxawaale ñu far leen dugalee ci centre bi centre boobu tey jii le président man dama lancé naa ko tey jii lancé waat ko keroog lancé waat ko mais dama la koy lancé yéen en tant que tey jii élus locaux lan mooy seen taxawaay ngir centre boobu ngeen mën leen ko jàppale pour mën jëm ci kanam. gis nga centre boobu boo ma si laajee naa si sawar toon parce que centre boobu pour man gaa avant sax balaa commune bi wala centre bi kooku man dem ko jàppee sama centre bopp parce que man technicien la de formation mécanicien la j'ai fait 5 ans au lycée technique am naa cap en mécanique auto après ma yokk si ñaari at en génie civil donc man su ñuy wax affaire technique wala affaire mu wecc waaw def si ñu jeex émission bi jeex na. waaw lan mooy seen taxawaay yéen en tant que taxawaay bi xam nga yooyu yëpp xëy na manque de moyen mais xel yi ak yéene bi ak bëgg-bëgg bi mu ngi foofu. yéen daal fu mu nekk nii da ngeen nekk ci xel ak ci projet. waaw parce que yow te du ngeen exécuter moom. bugg nañ ko dimbali moom si boppam. musu nga ko fi woo affaire centre bi. seetoon naa émission bi grand bu baax d'ailleurs ga am je le salue de passage. musu nañ la fi ñëw lu mu si wax déggoon nañ ko mais moom si boppam moo la gën xam ni moom ñun su fekkoonte ni ñun ñoo doon yëkkati amoon nañu moyen yëkkati teg. kon passé woon nañu foofu mais nag léegi yéen yi journaliste nekk ci média yi commune bi seen commune la xale yi fiy jàng suñuy doom lañu na ngeen dimbali ay levier li ngeen mën a def pour parce que affaire bi dafa laaj ay partenariat. ok Thierno Cheikh Tidiane Diallo maa ngi lay gërëm di la sant émission bi jeex na ñu ngi may def signe sànq ba léegi di ma talonné émission bi jeex na ba teg ay maanaam quelques minutes. ñu lay gërëm di la sant. xam naa ne daan amaat beneen occasion boo xam daan si jàkkaarloowaat. incha allah te may fàttali tamit que ni cadre nga. nekk conseiller municipal. fële ca Elmina dafa xat parce que journal bi moom mooy ñëw. ñu jox la daje rek incha allah beneen yoon. mbokk yi yéen tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen fàttali tamit que ni anniversaire xeltu l'équipe de Racine Wane Ndiaga Eli Cheikh Moustapha Dieng Bertin Kendem Babacar Nam Mouhamadou Sall Cheikh Sidati Diallo taxawal nañ ko ni le 12 février la incha allah suñ si yàlla yóbboo si lu ñuy def li nga xam ne mooy anniversaire bi daan ko pare nu ñu ko war a pare incha allah pour mën a fexe ba wan àdduna réalisation ci li nga xam ni xeltu def na ko ñu leen di gërëm di leen sant yéen fi ngeen pënti nekk ci àdduna di nu topp di nu seetaan di gërëm di sant l'équipe technique di ma koy waxee Ndiaga Fall Eli Cheikh ki nga xam ni moom mooy Racine Wane le génie le meilleur Bertin Kendem ci wàllu YouTube ak Facebook bi képp koo xam ne ñoo ngi ñuy topp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ba talaata bële di ñëw ci kàttanu yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.